Sénégal asalaamaaleykum ñoo ngi fas yéene dellu seeg yéen ci seen émission càmbar gafag ak réew bi fas yéene faram-fàcce lenn rek ci ay tomb yu ñu jël ci muy doon njàngatu bés bi di doore émission bi ci gërëm leen sant leen bu baax a baax ci attention bi ngeen am ci émission bi muy woon rek yéene gu ñu amoon fexe ba li ëpp ci sénégalais yi wala lu bari ci sénégalais yi commencé di intéressé wu ci li nga xam ne mooy suñu budget li nga xam ne mooy suñu gafaga réew mooy li ñu bokk ñun ñëpp du exercice bu yomb nag ndax dañoo war a waxtaane léeg-léeg ay thèmes yoo xam ne thèmes yu xaw a technique la waaye ñu ngi essayer def suñu kéem kattan boox ko ci anam goo xam ne dina oyof wala dina yomb ci képp ko koy déglu tey nag ñu fas yéene woon ñëw waxtaan ak yéen ci bor bi démb suñu émission bi muy jeex annoncé woon naa leen ni tey bu soob yàlla dinañ waxtaan ci bor bi nag mooy thème bi nga xam ne ñoom ñii ngànk réew mi tey bëgguñu ko ci wax boo seetee buñ ciy waxtaan sax day mel ni dañuy xaw a mer déglu naa parkaati démb wala semaine passée bi directeur général FMI ñëwee Sénégal daje fekk yeneen président yu mel ni Alassane Ouattara def benn émission ak journaliste Alain Foka ma toog déglu émission bi waaye booy déglu émission bi lay njëkk a frappé mooy day firndeel ni ñu tubaab yi di naxe ndax li ñuy njëkk a jiital mooy bor bi ku amul signature bu baax mooy ku ñu wóoluwul duñ la lebal xaalis naam loolu dëgg la en théorie générale waaye gis nga tubaab yi boo demee cim réew ba ñu ne réew ma gis nañ fa pétrole gis nañ fa gaz gis nañ fa or gis nañ fa zircon ñoom ñooy ñëw taxaw sa buntu sax di wañ sa loxo pour nga leb parce que daf leen di leer ni ala kulli xaalin di nga leen fay bor ba ak intérêt ci tegu yépp soo leen ko fayul ci xaalis di nga leen ko fay ci ressources naturelles yi nga xam ne moom la ñuy ñëw jëlaat yóbbu kon tubaab yi bu réew amee richesse yu mel noonu ñoom lenn rek la ñu soxla mooy réew ma yàlla nattu leen ko koy jiite doon ku oyof signature mooy lu tubaab bi soxla rek na leen ko signeel moo tax damay wax toujours sénégalais yi nañu def très attention parce que Sénégal fi mu toll nii ak wërsëg gi fi yàlla feeñal la ñu war a gën a def attention ndax réew bu tollee foofu ñii nga xam ne ñooy borom doole yi réew yu ëpp doole réew moomu démocratie intéressé tu leen ci stabilité réew ma intéressé tu leen ci leen intéressé mooy ñoom nañu fexe ba la ñu soxla ci alal ci réew ma nañ koy jot bu réew ma di tàkk sax di am guerre tey Syrie ngi guerre Irak a ngi guerre waaye teewul ñoom ñi ngay yóbbu pétrole ba ni waa réew ma nag nañu reyante tey boo seetloo tubaab yi fii Sénégal ay waxu droit civil ak droit citoyen ak droit politique seen yoon nekkatu ci su Macky Sall jàppoon Sénégal yëpp tëj leen seen yoon newu ci tant que Macky Sall mu ngi leen di signaler li ñu bëgg ak tant que nag ñoo ngi essayer imposer ñoom seen gis-gis ci ay waxtaan wala ay thèmes yu mel ni thème ngóor jigéen keroog waxtaan ak benn waaye joo xam ne ci droit de l'homme la mu ne ay ñetti at a ngi nii saa ñu convoqué rek tubaab bi ay waxu genre ak homosexualité la ñuy wax waaye duñ ñu wax mukk ci li nga xam ne mooy les droits politiques kon bu ñu yéemu bu ñu tubaab yi taxawoo naan ñu jël leen xam nañ ni ci nii wala ci ne la ñoom dinañ ko fayeeku ñaar bi ñu lay wax mooy pour justifier ñoom bor bi mooy amul réew bu amul bor boo demee réew yu mag yi ñoo ñu ëpp bor fuuf parce que nattukaay bi ñuy nattee bor mooy dañuy seet bor ba boo ko nattableeg li nga xam ne moom la ñu xayma ni mooy alalu réew ma li ñuy wax PIB produit intérieur brut ñu ne bor ba ban part naka la toll ci produit intérieur brut boobu tey Sénégal ñu nga ca 53% bor bi suñu nattee li ñu yaakaar ni moom la ñu am ci alal yépp mooy 8000 et quelques milliards bor bi mat na lu ëpp genn wàll
téeméer bi bor bi mat na juróom fukk ak ñett ci téeméer bi kon loolu du bor bu ndaw soo xoolee la ñuy fay pour rembourser bor bi at bu ne at wi rek dinañu fay 364 milliards 800 millions yoo xam ne dañ koy rembourser ñun ci bor bi su ma nee ñun nag bu benn sénégalais jàpp ni Macky Sall mooy fay bor bi amul ku ci mucc ci Sénégal ku fi dëkk rek yaa ngi fay saa su ne lempo googu la ñuy dajale pour dem fay ko bor bi kon soo dajalee ñun li ñuy wax suñu recette budget général suñu dajalee budget général bi nga xam ne ñu ngi ko natt ci 3500 et quelques milliards wala 3700 et quelques milliards bor bi rek jël na 10% yi intérêt bor bi bokk li ñuy fay intérêt bor jël na 10% yi loolu nag bëri na trop ci réew mu mel ni Sénégal naam mën nañ leen nangul ni réew yépp ay leb te soo demee ci fu mel ni Amérique wala nga dem fu mel ni France wala nga dem fu mel ni Japon soo nattee seen bor par rapport ak seen PIB ñoo ñu ëppale fuuf waaye li tubaab naan comparaison n'est pas raison ñooñu boo seetee mën nañoo leb lu leen neex mën nañoo leb lu bëri parce que politique gu financement état doo jël benn rek ber ko état yan politique la am yan levier la am pour financer économie am pour financer fonctionnement am bi ci njëkk moom la ñuy wax politique fiscale mooy li ngay dajale ci biir réew mi ci l'impôt nooy fexe ba loolu doon lu sakkan te bu jamono boobu ba nga koy def it du lor waa dëkk ba nooy def par exemple ba ñu ne sa taux de pression fiscale su ma nee taux de pression fiscale mooy suñu xaymaa li ñu dajale lépp ci l'impôt nga natt koog li nga xam ne mooy richesse su réew mi PIB bi loolu nu mu toll nga xool nooy def ba pression fiscale boobu yaatu te du lor waa réew ma la koy may mooy nga fexe ba ñu war a fay ñëpp fay parce que soo ko defu ñenn ñi rek ñooy supporter pay mi yëpp loolu naa ci dellu si ñaareelu levier bi nga xam ne état am na ko mooy li ñuy wax le levier monétaire mooy monnaie bi xaalis gi levier googu Sénégal amu ko ndax ñun amuñu souveraineté monétaire loolu nag dinaa ko def thème spécial ëllëg incha allah lënkale kook suñu politique industrielle suñu politique agricole suñu politique élevage ak suñu politique tourisme ak yu demee noonu waaye tey ñun ñëpp xam nañ ni moomuñ suñu koppar gi te koppar gi ñu yor du mës a développer Sénégal muy franc CFA. ñetteel bi mooy politique budgétaire mooy la ngay dajale noo koy organiser ba mu gën a méngoo liy priorité ci réew mi. ñeenteel bi mooy say ressources naturelles mooy li la yàlla may ci alal goo xam ne alal gu jóge ci jaww ji la alal gu jóge ci suuf si la alal gu jóge ci sous-sol bi la donc loolu nga xool noo koy optimiser ba nga am ci li ëpp ci li nga soxla loolu lépp nag may yégal leen ni Sénégal amu ci dara ndax ressources naturelles yi sàggan nañu di jooytu nañ ko jooytuwaat nañ ko bind nañ ci ay téere ay reportage yu télévision internationale yu mag a mag am na ci tey Macky Sall ni mu yoree suñu ressources naturelles yi fexe na ba Sénégal lu néew a néew la ciy am waaye waa bitim réew ñoo jël lépp yóbbu kon bu dee loolu dafa am soo yi nga xam ne moom la ñuy wax les leviers souverains leviers yi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp am ci sañ-sañ bu rëy te muy levier yoo war a liggéey ci biir réew mi nga sàggane ko ba levier yooyu amoo ci li nga war a am lenn moo lay dese mooy ngay wër di lebantu ñi lay nax ñëw jël sa alal ci biir réew mi suñ ko jëlul ci say ressources naturelles jël nañ ko ci say marché public surfacturé nga xam ne luy jar fukk ñu def ko ñaar fukk wala ñu jël ko ci sa koppar mooy fexe ba téye sa monnaie ne la say réserve yépp ñëwal déposer ko France mu des nag lan moo lay dese nga wër di lebantu loolu moo andi bor bi ngeen gis dañuy joxe comparaison ñoom ay réew mais dinaa leen won ni réew yooyu am nañu sañ-sañ ndax soo jëlee li ñuy wax politique fiscale rek mooy la ngay fortaatu ci l'impôt gi moo jox leen ci quelques chiffres parce que damay bëgg lu may wax rek na doon lu précis boo jëlee tey li ñuy wax taux de pression fiscale bi
ma dellu si wax leen ni pression fiscale mooy nga fexe ba la ngay fayeku lémp ci biir réew mi yaatu te du lor kenn ci sénégalais yi parce que soo ko deful rek su dee ñëw war a fay bëri na te fayuñu benn groupe bu néew ngay mujj teg lépp ba pare teg leen lu bëri ñoom ñuy bëgg a dee. taux de pression fiscale boobu mooy li nga dajale ci alal bi ñu natt kook sa richesse nationale muy PIB bi boo jëlee réew mu mel ni France ma nga ca 46% ci taux de pression fiscale boo jëlee Allemagne ma nga 35%, Norvège 40%, Royaume-Uni 33,5%, États-Unis 24%. mun nga ma ne ah ñooñu réew tugal yi la dañoo am doole am organisation am administration yu performante waaye nga ñëw Afrique boo jëlee Tunisie mi ngi 31%, boo jëlee Seychelles mi ngi 31%, Afrique du Sud 28%, Maroc 27%, Togo 21%, Burkina 19%, Cap-Vert 20%, Côte d'Ivoire 18%, ñun Sénégal ñi ngi dàqanteeg 16%. mënuñu am atteindre sax norme UEMOA parce que UEMOA dafa am lu ñuy wax les ratios UEMOA pour critère de convergence yi te foofa UEMOA mi ngi ci 17%, ñun mënuñu egg foofu sax ñi ngay dàqanteeg ay 16%. loolu firndeel na ni la ñu waroon def ci biir réew mi pour dajale alal defuñu ko waxuma nag nañu dem noggatu sénégalais di nangu seen xaalis pour yóbbu ko ci lémp waaye bëri na loo xam ne tappale gi nekk ci biir réew mi moo tax xaalis boobu duñu rëcc. am na loo xam ne suñuy loi bi ñu koy defar ñoo ciy dugal loo xam ne lu bon a bon ci réew mi la te lépp nag ñu ngi koy jagleel waa bitim réew. masalan tey ñiy réaliser marché yu mag yëpp Sénégal muy TER bi muy autoroute yi muy aéroport muy leneen ak leneen est-ce que sénégalais xam nañ ñooñu ñu ngi am ay milliards ay centaines de milliards de bénéfices Sénégal te bi ñuy xaatim seen contrat état Sénégal daf leen ne may na leen lémpo du ñu fay lémpo. loo xam ne France gi ñu dëkk wala Chine gi ñu dëkk wala Turquie gi ñu dëkk wala Arabie Saoudite bi ñu dëkk sañuñu ko foo am ñu ñëw Sénégal ñu may leen ko du ñu fay fukki dërëm ci lémp loolu di andi ay exonération yoo xam ne dara justifié wu ko. beneen bi yàgg naa koo joytu mooy évasion fiscale bi mooy convention yi ñuy signé ak ay réew yoo xam ne ay paradis fiscaux lañu wala ay réew yoo xam ne amuñu intérêt parce que suñu commerce. c'est ñoom ñoo am intérêt Sénégal waaye ñun amuñu foofu intérêt tey ñu fiy tabax ay infrastructures yëpp Sénégal a ngi négocier pour signer ak ñoom ay convention fiscale ña ngay négocier ak République tchèque parce que ñooñu ñoo war a tabax aéroport yi ngeen dégg yi ñu annoncé ak aérodrome yi mais ñooñu dañoo am seen fulla bu ñu ñëwee balaa ñuy def dara dañ naan signer leen ñu convention fiscale de non double imposition ña ngay signer ñi ngay négocier ak Chine ñëpp gis nañ ni Chine pratiquement léegi mooy le premier entrepreneur au Sénégal yooyu nag dafa baaxul ci réew mi ay milliards yu waroon ñëw ci impôt ci Sénégal di rëcc di dem di génn réew mi. noonu la amee ci or bi ak pétrole beeg yooyu est-ce que xam ngeen ni ay ñoom Sabodala ay ñoom ak ñi exploité cimenterie yi fii Sénégal ak ñi war a exploité pétrole beeg yooyu ñoom ñëpp nguur gi da leen xaatimal jox leen ay exonération yoo xam ne. ay centaines wala ay milliers de milliards yi waroon dugg ci réew mi la waroon dugg ci gafag réew mi mu ñuy rëcc noonu la amee ci noggatu gu ñuy noggatu andi fi ay saay-saay yu mel ni Frank Timis ak ñoom seen Ovidi Tender ñu ñëw ñu jox leen suñu pétrole suñu gaz bi ñu leen koy jox xam nañ ni ñii amuñu capacité financière wala capacité technique pour réaliser waaye dugal nañu Aliou Sall wala keneen ak keneen ñooñu wëlbatiku dem jaay feneen. am ci ay milliards yoo xam dañ ci waroon fay lémpo Sénégal te duñ ci fay fukki dërëm yooyu yëpp boo ci boolee nag tappale gi ne ci biir administration ak ministère yi Sénégal rek nga mën a gis ku def fraude fiscale ab multinationale ñëw ñu jox ko suñuy marché mu waroon fay lémpo fayul waa lémpo def seen liggéey ba bind ko lémpo ne ko war nga fay 4 milliards wala 7 milliards wala 10 milliards ministre des finances ñëw moom daal di xaatim ne baal naa la lémpo gi lu Sénégal yépp moom te constitution ne assemblée nationale rek loi rek moo mën a teggi impôt ab ministre jóg daal di signé ne man baal naat ñooñu impôt te ñu ngi koy defal ñépp nag tubaab yi la ak bitim réew waaye doo mës a gis ñu defal ko sénégalais wala dina néew trop complexe boobu ñu am nag di ko dund di ko développé moo ñu andi lii ba li ñu waroon moomal suñu bopp te loolu rek mënoon na financer réew mi
ñu sàggane ba mu génn réew mi ci ay caaxaan ñuy wër di lebantu su doon nag bor boobu dañ koy yóbbu fi ñu ko war a yóbbu ndax ñoom nee nañ bor bi keroog gis naa directrice générale FMI ne waaw leb aayul waaye leb su dee yaa ngi koy dugal fi nga ko war a dugal financer des infrastructures baax na ma ne gis nga mentalité coloniale boobu ñu yàgg a nootee dafa war a jeex ci réew mi ñun suñuy priorité mooy njàng mi suñuy priorité mooy paj mi suñuy priorité mooy fexe ba équilibrer territoire yi suñuy priorité mooy fexe ba def luy créer génie emploi formation professionnelle ak yeneen mais comme ni ma ko waxee rek loolu mënul andil tubaab bi alal gi ñu bëgg ñoom tout de suite ci la ñuy lebal kon waaye li ñuy wax sax ne bor bi dafa dañ ko yóbbu ci investissement yi loolu amul ndax soo seetee diggante 2012 ak 2018 li doon dugg ci investissement yi jóge na 29% wàcc 27%. kon loolu la ñuy wax ñoom firndelu ko te it may fàttali sénégalais yi ni gis nga budget unicité de caisse la lépp dañ koy dajale liy jóge l'impôt liy jóge bor bi liy jóge recette non fiscale liy jóge ci ressources naturelles yi liy jóge ci recette forestières yi lépp dañ koy dajale mu doon benn budget bi kon soo nee lii leb naa ko pour dugal ko ci infrastructure yaa ngi ut leneen loo jëlee ci l'impôt pour dugal ko ci njàngale bi ak looy fayee bor boobu kon ñaari yooyu benn la kenn mënu leen teqale waaye su dee dañ ko jël yépp wax naa leen barki démb nii wala démb suñu jaar démb bi ne leen boo jëlee ñeent ci infrastructure yi ñu tabax rek te du priorité ci Sénégal lu mel ni TER bi du ma ci dellu siwaat te nag may wax sénégalais ni TER bi li gën a méttee ngi ñëw ndax marché entretien TER bi SNCF ak RATP bu France dañ ko jox gis nga TER li koy entretenir at wu ne dina grever suñu trésorerie publique ci ay centaines de milliards yoo xam ne dañ ko war a def foofu di ko fay ay tubaab waaye loolu mu ngi suñu kanam dinañ ko gis mais soo jëlee ñeenti infrastructure yi ma tudd keroog rek TER bi ak ñetti autoroute yi ma tudd ñoom rek jël nañu 25% ci bor bi waa ana lan la ñuy yóbbu ci njàngale mi ana lan la ñuy yóbbu ci yeneen ak yeneen yi ci jamono bi ñu koy def Sénégal nee naa leen priorité mi ngi woon ci njàng mi dafa sooxe fi mu toll nii ñaar yi nga mën a jël muy enseignement supérieur ak formation professionnelle éducation nationale mooy njàng mi féete suuf ak njàng mi féete kaw situation bu doy waar a am Sénégal njàng amatul Sénégal te wax naa leen ko am réew boo ci duggee ne cëpp xoolal qualité ressources humaines yi mooy nit ñi naka lañ leen di fajee ak toppatoowee waaye nit ñi seen njàng fu mu toll qualité njàng mi booy seet classement yépp ci indice de développement humain tey rek gis naa ñu ne Sénégal pertati na ñaari place ci classement wu 2018 wala 2019 ci indice de développement humain nekk ci ndaare ci 25 yi gën a ndóol nit ñi nag suñuy wax indice de développement humain dañuy foog ni ndóol bi kese la mais dañuy xayma sa système njàng mi muy njàngu mag ñi comme njàngu ndaw ñi loolu daf ci am solo parce que noonu ngay xamee qualité peuple bi ak fan la peuple boobu war a jëm ak fu ñu koy orienté naam soo jëlee budget Sénégal enseignement supérieur éducation nationale mooy premier poste bi moom la ñu jagleel lu gën a bëri enseignement supérieur nekk 5e budget bi waaye ànd ak loolu yépp ñun dañoo jàpp ne li ñu fay dugal néew na waaye surtout utilisation bi baaxul ndax ñoom su ñuy def comparaison dañ naan réew Afrique yépp Sénégal moo ëpp en tout cas Afrique de l'Ouest ak feneen fu bëri ci Afrique Sénégal moo ëpp foofu li muy def ci budget ci éducation dëgg la waaye ay études wane na ni malgré tout élève wala étudiant wu ivoirien bi wala bu malgache bi wala bu Seychelles bi et cetera ñoo gën a baax qualité foofu bu Sénégal bi te ñoo leen jiitu woon foofu bi ñuy génn indépendance ba mun naa ne sax 20 premières années après indépendance kon alal googu ñu ne dugal nañ ko ci éducation nationale ak ci enseignement supérieur formation professionnelle fan la dugg lan moo tax mënuñu am résultat tey enseignement supérieur am na ay problème
bu ci njëkk mooy bor bi ndax 2013 état bi dafa dem ba gis ni moom am na retard ci ay infrastructure amuñu université yu doy amuñu université yu mat amuñu ay université de qualité ñu ne kon dinañ jël lenn ci étudiants yi am bac orienté leen ci établissement privé d'enseignement supérieur yi ñooñu nangu ko ñu jël 5964 ci 2013 la ñu woon waaye bi ñuy ñëw 2018 mat nañu 27531 étudiants 27531 étudiants état bi digle woon nag établissement yooyu ne étudiant bu nekk 400 000 francs la ko état bi di fayal ci at wi état bi tey respecté wu ko nee nañu am na 18 milliards yoo xam ne état bi amel na ko secteur boobu te bëgg koo fay ndax état bi reconnaître na ni dette intérieure mat na 350 milliards ñu ne dañ koy apurer fii ak 2022 waaye ci budget 2020 bi ci budget 2020 bi prévoir ñu fa 1 centime pour établissement supérieur yooyu d'enseignement privé léegi nag 30 000 étudiants yi nga xam ne ñi ngi encore ci circuit boobu di jàng suñu xëyee ëllëg dàq leen ci étudiants ay école yooyu fan nañu jëm ñoom ak seeni parents problème yooyu amoon na fi gis nga damay faral di wax ni ñaar yi muy njàng mi ak paj mi suñu jëloon ab loi ne képp ku fi autorité publique moo xam président nga moo xam ministre nga moo xam député nga moo xam directeur général nga wala yu demee noonu amoo sañ-sañu bind sa doom mu jàngi feneen fudul fii ci suñuy université ak suñuy école publique amoo sañ-sañu génne sa njaboot wala yow sa bopp nga naan maa ngi dem faju ji ci biti lu dul fii nga koy defee bu ñu ko defoon rek école publique baax suñu hôpitaux yu baax waaye gis ngeen li ñuy tuddee évacuation sanitaire chaque année ñaata ministre ñaata premier ministre ñaata député ak yooyu la ñuy évacuer ci xaalisu sénégalais yi ci boobu jamono ñoom ñi ngi seetaan suñu hôpitaux publics yi di yàqu ñu ngi seetaan suñu école publique di yàqu ñoom ñépp ku fi sa doom di jànge it école française ngay jànge wala li ci ëpp bokk te ku ci am bac yaa nga Canada yaa ngi États-Unis yaa nga feneen ak feneen ci loo xam ne lu ñu jëlee ci alalu réew mi la bu boobaa néew di doole gi ñu sàggane seen jàngi doom bu ko defee ëllëg ñoom seeni doom ñëwaat war a jiite doomu néew gi doole gi te damay wax toujours ni école publique mooy l'école de l'égalité des chances man mii toog ak yéen su ma fi toogee tey di wax di essayer góorgóorlu di génne xam-xam su dul woon école publique ndax mosuma jàngee fu dul école publique ku fi mus a jiite réew mi école publique nga jàngee lu dul peut-être Senghor bi def tuuti séminaire waaye ku fi mus a jàngee école publique nga jàngee ba université ba feneen ak feneen te école publique boobu ñu ngi koy sàggane ba ku sa wayjur amul tuuti rek boo moytul doo jàngi ñoom solution yi ci jël mooy dañuy orienté waat nit ñi ci université publique yi waaye ñoom xam nañ ni mënuñu orienté nit ñi ci université publique yi université publique yi amuñu ci lu doy waaye amuñu capacité bi tey abri provisoire am na ci biir université publique yi mooy chapiteaux yi ñuy tabax biir université ñu am si abri provisoire te nag dafa jot ndax bu leen fàtte ni 2013 dañoo def conseil présidentiel jël 11 décisions sur l'enseignement ñu tegaat ci tuuti ñu def concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur jël fa tam ay décisions daa di décréter loo xam ne méttiwul na trop ci parents d'élèves yi mooy yokku inscription yi ba tey étudiants yi ak parents d'élèves yi di souffrir waaye li ñu leen di laaj mooy bokk na ci 2 premières mesures yi ñu jëloon ci loolu mooy fexe ba suñu système enseignement bi ñu wëlbatiku ba gën a privilégier enseignement scientifique yeeg technologie ak ingénierie yeeg mathématique ak numérique beeg yooyu ban taux de pénétration la am fi mu toll nii dafa mel ni la woon moo fi nekk ba léegi la ci ëpp ñu ngi ci formation littéraire yi parce que dañuy annoncer ay programme ay slogan waaye lañ ca war a def wala fi war a investir duñ ko def waxoon tam nañ ni dañuy def promotion label étudier au Sénégal waaye soo ne da ngay def label étudier au Sénégal ñu am ay lycée d'excellence lycée Kennedy lycée de Diourbel lycée nu mu tudd Mariama Ba ak yu mel noonu te chaque année élèves yi fa gën a xarañ immédiatement da nga leen di jox bourse yóbbu leen bitim réew te bu ñu demee bitim réew amatoo benn suivi muy benn fuite des cerveaux bu extraordinaire
ni chinois yi di fexe ba fu seen étudiant bu brillant nekk ci àdduna am nañu benn tableau di ko suivre xam fu mu toll ci njàngam bu paree ñu créer les conditions pour mu dellu si ñëw jëriñ réew mi loolu amu fi te suñu l'impôt mooy financer loolu yépp kon incohérence yooyu am ci éducation nationale wala enseignement supérieur ñu waroon fa investir xaalis bu bëri te defuñu ko bokk na ci li nga xam ne bëggoon nañ ko partager ak yéen beneen bi mooy éducation nationale njàng mi ci suuf foofu nag damay lim rek parce que temps yi vidéo yi war a jël warul gudd trop waaye tey éducation nationale Sénégal nee nañu déficit d'enseignement am na ci d'enseignant mooy njàngalekat yi doyul waroon nañu liggéey bu yàgg ci commencer di dugal anglais depuis l'élémentaire parce que bëgg nañ ko bañ nañ ko c'est la langue dominante au niveau mondial mooy la langue scientifique mooy la langue bi ñuy produire les œuvres scientifiques mooy la langue du commerce mondial de l'économie mondiale ñu waroon ko commencer depuis le bas âge defuñu ko nouvelle technologie de l'informatique yi nga xam ne tey ku mënul informatique rek dafa mel ni yow analphabète nga di nga làkk tubaab li nga wax waaye dafa mel ni analphabète nga ak bëri na ay xale yoo xam ne toll nañ ci waroon jàng te tey nekkuñu ci école bi taux bi kawe trop ak formation professionnelle bi wax naa ko léegi capacité d'accueil bi faible na trop abri provisoire yi ba léegi am nañu lu ëpp 5000 ñi ngi naan 6000 abri provisoire ay quarantaine ki ay ñax yu ay xale di toog di jàng bu ko defee yenn zone ci réew mi nga xam ne hivernage bi day teel a dugg yéex a génn école bi du teel a ubbi waaye day gaaw a tëj tamit bu tawee nit ñi mel ni ku nekk ci biti te loolu waroon nañ ko dépasser man mii di wax ak yéen en 1982 jàng naa ci abri provisoire ba tey ji ñu naan abri provisoire am na Sénégal ñu jël ay milliards di ko dugal ci ay dépenses de prestige wala ay dépenses su créer ay institutions pour satisfaire la clientèle politique ak yi nga xam ne mooy suñu kàllaama réew introduction des langues nationales waroon nañ ko def bu yàgg parce que xale bi nga xam ne dañ ko dugal école à 5 ans moom langue bi mu jàng mën na cee compter mën na cee lim boo ko joxoñee fas mu ne la lii fas la wala su dee ci soose wala ci joolaa wala séeréer mu wax la ko ci langam nga war koo ñëw recommencer à zéro ci beneen langue boo xam ne xamu ko mu perdre 4 5 6 ans pour jàng conjugaison grammaire ak yu demee noonu boobu jamono élève coréen bi dem na élève chinois bi dem na élève japonais bi dem na élève allemand bi dem na donc ak yeneen yoo xam ne su ma ko doon lim fii dina gudd trop ñu ne dañ koy lépp xajul ci bii dañ koy développer beneen yoon mu am thème bu am solo boo xam ne moom laa bëggoon daanelee mais dama leen koy jox dig daje ëllëg parce que du ci xaj muy le développement communautaire l'équité sociale et territoriale mooy li ñu war a fexe ba réew mi sénégalais bu ne ak foo munti nekk rek nga sentir sa bopp ni sénégalais nga gis nga soo demee ci réewu tubaab yi lay frappé léeg-léeg nga dem ci benn àll boo xam ne da nga naan yoon bi tali bi kan lañ ko defaral waaye benn village bu ndaw boo xam ne matul sax 10 personnes moo nekk ci ruq ba waaye am nañu les mêmes droits que ku nekk Paris wala ku nekk New York nañ la defaral tali bu baax defal la poste de santé bu baax defal la li nga soxlee foofu loolu la ñuy wax l'équité territoriale te gis nañ ni loolu loof na trop Sénégal dinañ ko développer incha allah ci vidéo bi ñuy defal ak yéen ëllëg ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen déglu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.